donc mi ngi noonu ñu koy gisee ci image yi Cheikh Oumar Diagne moom mooy doog a wàcc nii il était convoqué à 18h moom mooy doog a agsi nii di saafonte ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay soppeem ñàkkul ne dina def léegi nii benn déclaration balaa muy dem uy ji ñi nga xamante ni ñoom ñooy enquêteur division des investigations criminelles Cheikh yi ñu lay ziar ba yaa ngi ci jàmm ñu convoqué la à 18h yaa ngi doog a agsi yan kàddu ngay dégg. waaw jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xanaa gën a am firnde rek ci dëkk bi ñu ne dañoo foowee lépp luy institution foowee lépp li nga xam ne mooy li am solo ci réew mi dem nañ ba jamono bi nga xam ne léegi dikk moo pulaayee ñoo yem ku neñ fay woo ñu leen la fay wooyee donc ñun nag amuñu benn jaaxle amuñu tamit jàkkare ndax jamono bu ne ci lu jub lu jaar yoon dañuy dox fuñ ñu mënti wooyu dañuy am sawarte dem pour xool lan la ñuy wax ndax xam nañ ni ñi fi ne moomuñ seen bopp te mënuñ seen bopp dañ leen sant rek ñuy def donc ñun on les en veut pas xam nañ ki nekk ci kaw ki nga xam ne moo leen ilif leen sonal di leen def loog leen sonal ñun kooku lañ ko jëflanteel tey la ñoo jógee suba léegi ci lancement benn point de presse di am jotaay ak sénégalais yi di waxtaan ci wàllu parti bi nga xam ne ñu ko taxawal autour rassemblement pour la vérité ànd si dëgg muy parti bi nga xam ne li mu def dafa révolutionnaire et ça fait trembler la république au plus haut sommet maanaam mbiru l'islam ñun dañoo teg benn problématique bi nga xam ne lu ñu war a waxtaanee la te on va imposer ce débat là dans ce pays lan moo tax ay jullit nekk si dëkk bi lépp 95% de musulmans ñu tere leen mun leen sukkandiku si jàngale seen yonent yéen pour ñu mën a xool ñuy defaree dëkk bi lii mooy suñu question bu ñu tegal dëkk bi léegi nag bu dee ngeen waxu démocratie wala waxu ouverture France bee ngeen di roy am na parti islamique bu tudd UDMF Union démocrate musulman français Belgique am na parti islamique bu tudd Islam toute l'Europe am na ay partis yoo xam ne ils sont appelés démocrates chrétiens c'est des partis chrétiens yoo xam ne ñu ngi puiser si jàngale yoon ci Yàlla Insa pour defar dëkk bi donc mun ñu ignorer jàngale yoon ci Yàlla Insa ak jàngale yoon ci Yàlla Muhammad ci defar dëkk bi yoo xam ne ils sont 100% de croyants dans ce pays donc lii mooy le débat qu'on pose c'est un débat bi nga xam ne de paradigme bi nga xam ne ñu ngi siy xaar ay réponses mais pas ay intimidation mënuñ ñu xuuxal mënuñ ñu tiital nous avons pas peur wax dëgg yàlla joxe leen suñu bakkan yi addiyee yàgg na li imaam Ndao dund ñun xam nañ ñu dund lu mel noonu moo tax nous sommes déjà préparés macha allah. alhamdulilah am nañu njort ne li ngeen waxoon si ndem si yàlla imaam Ndao moom moo waral ñu woo leen ndax njort nga lool. je ne pense pas man dama jàpp ni ñoom amuñu woon sax yëg-yëgu woo ma ndax Karim moom dañoo dem fekk ko këram jàpp ko depuis le matin parce que dafa def vidéo man vidéo Karim fàttaliku ma sax la Karim wax et en aparté la ma Karim wax associé ci vidéo bi j'ai appelé à ce que les gens cotisent dans la cagnotte et j'ai appelé à ce que les gens prient pour Imam Ndao fàttaliku ma fu ma tuddee sax turu benn nit donc je ne vois pas pourquoi sax ñu war ma convoquer par rapport à vidéo bu Abdou Karim def donc nag je suis hyper solidaire envers Karim qui se bat pour nous qui se bat pour ce pays lépp lu ko laal man jàpp naan laal na ma te lépp ñu koy def ma ko defaale benn yoon. donc suspicion yi nga amoon li nga ne woon sa xel dalul même bu nekkee accusé woon nit si ñi fi Imam Ndao jógee jàppoon nga ne autopsie laajoon na ko. non lii du suspicion Sénégal bi yëpp man dama bokk suñu gëm dañoo rey Imam Ndao loolu laa gëm lii laa wax fépp ku ñu rey dañu ko rey. léegi nag nan lañ ko reyee ak nan lañ def ba rek loolu laa xamul moo tax ma doon ñaan fa ñu def autopsie pour dimbali ñun ñii ñeneen ñi nga xam ne ñun ñuy jàpp ñu tëj ndax sinon ñun ñëpp dañu def ñu ko def nañ ñu tëj dañu dugal ay poison dañu defal ay produits ñuy génn 2 ans 3 ans après ñun ñëpp ñuy dee comme ay weñ la fin des combattants de ce pays ne doit pas être la mort du yoon si dëkk bi nga xam ne dëkk bu sérieux la waaye rey bi moom wax dëgg yàlla amuñ si muskila man lii je le tiens de imam ci boppam bi nga xam ne wax na ma yu bëri yee xam ne ay laser ñu ko doon teg jamono bu nekkee prison ñu koy isolé di ko def mbir yee xam ne ba mu génnee léegi ni yaramam neexatul dem na ci médecin ñu xool ko ne ko yéemu nañ lu tax ngay dox ba tey ndax sa yaram yi dara baaxu ci donc lii li may wax ni lu yàgg la peut-être léegi làqu na mën naa ko wax waaye lii dañ ko xam bu yàgg coow nag mooy man je me sens sax coupable dama jàpp ñun ñëpp dañoo seetaan imam dañoo waroon bu mu génnee dañoo waroon jéem a jël imam dem jéem a xool lu ñu def ci moom luñ ko seetee ak lu ñu ko saytoo on dit pas que diw moo rey imam on dit pas que diw ko rey ndax loolu yàlla moo ko xam duñu wax li nga xam ñun xamuñu ko suñu culture ak suñu éducation may ñuy wax lu ñu xamul waaye nag xam nañ nous avons un état délinquant un état bi nga xam ne jël na nit bu wér nekk de en très bonne santé mu tuumaal ko diaboliser ko sosal ko tëj ko toroxal ko génnee ko mu am ay yitte ak ay yéene ñu bañal ko ba mu toog di bëgg a génn àdduna ñu taxaw nañ ko bëgg a dimbali on a un état mesquin un état hypocrite un état criminel bi moom on le réaffirme et loolu mënuñu si dellu ginnaaw Macky dafa war a comprendre ni dëkk bi ay yambar nekkuñu fi c'est que il faut mu xam ko dugg si boppam Macky c'est pas un roi il faut mu comprendre ni dëkk bi ñoo ko fi ëpp wàll ñoo ko fi ëpp cër te moom li muy def nii na attendre il va finir très mal mënoo def le mal sëñ Mohamed di cultiver le mal di semer le mal pare am le bien mënul nekk qu'il se le tienne pour dire nag on le tient pour responsable de beaucoup de choses qui se passent dans ce pays et on va le poursuivre fu mu mën ci nekk bu demoon ba sur la planète Mars wallahi on va le suivre
donc lii mooy li nga xam ne daal bëggoon leen ko wax di leen ziar yi ñëpp di leen bëggee di gis sama yaa Seyda di nuyu ñëpp macha allah laaj Clédor toujours présent yàlla na yàlla sàmm Sénégal ni ñu nekkee di foowee les institutions les forces de défense la liberté de défense dafa ahurissant et dafa triste macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. jërëjëf merci beaucoup. avocat yi nañ ñëw def déclaration on est obligé d'aller kañ dem donc mi ngi noonu yéen a ngi gis sur les images Cheikh Oumar Diagne a ngi noonu di diriger vers la division des investigations criminelles di dikk foofu lañ ko convoqué à 18h ñaaxul ne boo leen topp incha allah lépp lu si xibaar di ngeen ko jot comme ni ngeen koy gis.